mbokk yi xarit yi ñuy seetaan dal leen ak jàmm seen télévision Futurs Médias xibaaru campagne gi ñu tàmbale kook caravane nationalu Yewwi Askan Wi fële ca Kaolack njiital Pastef nag ngàññ ni réew mi doxee moom Ousmane Sonko di xamal askan wi ne bu dee li muy yekk nguur gi moo tax ñu naan ab rebelle la moom nangu na li ni mel teg ci it kon rebelle yi bëri nañu loolu ci réew mi ñu teewlu ko moom di président de la conférence des leaders ci ak sunuy naataango Pape Mbaye Diaw ak Faly Gueye fële ca Kaolack. li ma bëgg a wax ak yéen mooy Sénégal dafa am lu doy waar lu fi xew mooy dafa am système bu ñu teg système boobu xam ngeen lan mooy objectif mooy fexe ba noot Sénégalais ba kenn dootul ñeme wax Macky Sall am ñu ko tëggal loolu nag tubaab yi bokk ci ay xalaatam katam bokk ci mu jënd une partie de la presse nag mooy dem ba kenn dootul sañ a wax Sénégal man ànduma ak Macky Sall bu ko wax ñu ne la terroriste bu leen nangu ñu noppee assumé leen ñaar la ñu jël rek beneen bi mooy rebelle mbokki kaw la le grand rebelle Ousmane Sonko bu salue su dee rebelle mooy jàkkaarloog Macky Sall man maa ngi le premier rebelle du Sénégal waaye dama bëgg yéen waa Kaolack yéen ñi ngeen xam ne pare ngeen pour jàmmarloog Macky Sall dama bëgg ngeen ànd ak man wax ni ñun ñëpp nous sommes des Kaolack et rebelle à Macky Sall. ñu des ba tey ak njiital Pastef les patriotes Ousmane Sonko mi nga xamante ne fas yéene na amal karawaan fële ca diwaanu Matam suba ci alxames bi wante laata loolu fitna tàmbale naa jóg njiit ya foofu tàmbalee artuwante ci loolu jëwriñ bi ñu dénk wàllu yoon maître Malick Sall di ñaax politiciens yi ngir ñu sàmm ak àqu askan wi mu teg ca ne Ousmane Sonko day dara du ko am ca gox ba lu mooy teg ay gëtëm ci liggéeyu njiitu réew mi Maître Malick Sall la ñuy teewlu ak Ali Bandel ñoom. nga man ñëw Ousmane Sonko teguma fi benn problème parce que xam naa ne du fi am dara mais Sénégal Fouta ci Sénégal la nekk nu mu amee droit man dem Casamance ci Ziguinchor xam ne Sonko moo fa nekk maire def campagne def naa ko en 2019 te après naa fa dem parce que ci Sénégal la nekk noonu la Sonko amee droit ñëw fii lu may wax waa Fouta mooy que goxu teranga lañu mais xam nañu kii visiteur rek la. nañu ko xoolee bët touriste. du fi am dara parce que mënul fi am dara. parce que ñi dofuñu. ku gis Matam département bi nu mu mel léegi. ku gis liggéey ba président de la république Macky Sall def fi. hôpital dernière génération nañu ko président posé na première pierre bi. budget bi fisal nañu ko boucler nañu ko. ci fan yu néew aéroport Ourossogui nañu ko ubbi defar ko mu rafet. ce qui fait que Air Sénégal dana fi teew atterrir mais. loolu fàttewuñu ko en plus ku ko def fii la jógee mais loolu lan la xalaat mun xalaat effectivement kooku bu présenter listam ñii fi nekk dañuy voté beneen liste ma xam naa ne même bu ma ñëwoon même kenn ñëwoon Macky Sall dañuy voté. ci maître Malick Sall dañuy dal ci njiital liste nationale bokk gis-gis liggéey Pape Diop moom nag mi ngi xamle ni 13e législature bi dafa tas yaakaaru askan wi ndax nag matalul liggéey bi te it fitna bu bëri la ñu ci nemmeeku li muy digal askan wi mooy ñu xoolaat bu baax ñi ñuy tabb ci pencum ndawi réew ma Pape Diop mi ngi ko waxee fële ca Sédhiou ñu ànd ceeg Bakary Konté. Avec la législature sortante, beaucoup de regrets. ak législature bu ñu jógee nii gis nañu am na lu bëri lu ñuy regretter bëri na violence ci biir assemblée violence physique wala boog verbale moo tax assemblée bu bees bi dafa war a nekk assemblée de rupture assemblée boo xamante ne dafay réconcilier ak peuple bi assemblée bi dafa war a refléter aspiration boo xamante ne peuple bi moom la bëgg maanaam lépp loo xamante ne peuple bi loolu la ko santaane mu daat koy def assemblée bi dafa war a am plus de responsabilité
am pouvoir moo tax ñu war a am ay réformes yoo xamante ne dañ ko war a commencer ci institution présidentielle ndaxte pouvoir am dafa bëri lool ba pare assemblée nag gis nañu amul pouvoir boobu justice bi ku nekk da koy décrire ci nu mu ko neexee wante gis nañu bëri na loolu problème ci justice bi. corps de contrôle yi souvent dañuy gis ni dañuy absenté wu alors que corps de contrôle yi dañu war a fort bëri moyen moo jox la benn exemple rek bu fekkee ni ñoom dañu bëgg a déplacé wu ñëw Sédhiou wala bokk Marsassoum ñi daal koy def sans benn autorité daal leen laaj pour ñu def ko wante gis nañu am na ay collectivités territoriales yoo xamante ne depuis 60 ans indépendance ba léegi kenn mësu leen contrôler. Nous constatons que 90 ou 95% de nos collectivités n'ont jamais été auditées depuis l'indépendance. aywa ñu jàll ci nataalu bés bi ñu jagleel ko Aba Mbaye tête de liste départementale coalition Yewwi Wallu fële ca Ndar moom Aba Mbaye nag xamal na askan wi ne bu ñu ko tabbee député dina doon député Saint-Louis gépp te dina taxaw ci mbébétu doomu Ndar yi rawatina lu jëm ci gaz bi nga xam ne 2023 lañ koy tàmbale jëriñoo nataalu bés bi Ousseynou Diop lañ ciy àndal. Aba Mbaye mooy tête de liste départementale bu coalition Yewwi Wallu ndaw la boo xamante ni teel na dugg ci wàllu politique jamono ji mu nekk ci gannaaw Khalifa Sall di ko jàppale li nag mooy gis-gisam ci ëllëgu Ndar. Saint-Louis am potentiel touristique amoo fi investissement yu rëy Saint-Louis am potentiel agricole Saint-Louis am leen am gaz Saint-Louis am pétrole mais tey Saint-Louis mooy ëllëgu Sénégal. bu fekkee ni doomu Ndar yi wóolu nañ ko fanweeri fan ak benn bi nga xamante ni moom lañ jëm ci weeru juillet dina doon député bu fekkee ne seen coalition gagné na moom bokk na ci li muy gën a xeex ñi nga xamante ni ay doomu Ndar lañ jamono ji ñuy liggéey ci ay tool liggéey bu metti te Sénégal mën a demal boppam bu fekkoon ni gëm nañ ko. gis ngeen fii entreprise yu nekk ay SCL ay GDS ñu nekk fi di liggéey di exploiter di gagner ay milliards ci sunu suuf ak sunu ndox mais ana sunu jigéen ñi mbokk tubé yi ana lu ñuy def dañuy dem foofu di liggéey ñu leen fay 100 francs par siwo tomate seen suufu maam seen ndox mais lan moo tax ñun mënuñu am un projet de développement bonte ne mën na aller au bout du potentiel de Saint. Ndar ñu war fi exploiter gaz ci atum 2023 Aba Mbaye nag nii dina xaar tànk tubayam ngir nag ñi nga xamante ñooy doomu Ndar yi mën ca gis seeni bopp. ci sunu programme ñu wax conseil consultatif pour que foo xamante ne képp kuy personnalité morale Ndar ak koo mënti doon am fu ñuy waxtaanee intérêt dëkk bi gis nga sunu. moom ci gis-gisam député Ndar lay doon nekk nag koo xamante ni day défendre intérêt doomu Ndar yi. man dama fas yéene nekk député de mon terroir man député Ndar laa bëgg nekk moo tax askan bi war ñu leen nax. campagne bi mu door ak léegi Aba Mbaye tête de liste départementale bu coalition Yewwi Wallu ma ngay amal ay visite de proximité dem di nemmeeku ñi nga xamante ne askan wi ngir ñu mën ko fal fanweeri fan ak benn ci weeru juillet bi ñu jëm. bu ñu jógee ca Ndar dañuy ànd dem fëleet Tordione di ab dëkk ci département Linguère askan wa fa yeewoo di naqarlu li ñu gisul benn politicien bu leen visite bi campagne bi tàmbalee ak léegi mu mel ni ñoom dañoo bokkul ci réew mi te moo ne day Tordione dëkku cosaan la dëkk bu làmboo lu ëpp téeméeri at la waaye taxul mu am ndox wala courant rawatina ay yoon waa dëkk ba am yaakaar ne ci 14e législature bi xanaa kay dinañ leen gestu ñu ànd ceeg Mamadou Moustapha Ndiaye mi nga xam ne moo ñu teewal foofu la ci Linguère. Tordione digganteem ak Dooji toll ci juróom-ñeenti kilomètre am na téeméer ak juróom-ñaar fukki at ak juróom bin ko sosee ak léegi ñoom ñi nag ñuy xaar way politique yi nekk ci campagne électorale ngir wax leen seeni jafe-jafe. sewaguñ ci yegg dara de ñu ngi koy dégg ci rajo yi de waaye sewaguñ yegg ne campagne ubbi na wala ubbi wut ñu ngi koy dégg nag ci rajo yi parce que kenn ñëwu fi tasewuñ fi ak kenn yëguñu fi kenn waxuñu sewaguñ ci xam dara daal. ñàkkub courant soron leen lool moo ne day ciment bi nu waroon a tabaxee poto yi ñu ngi ko fa teg boobaak léegi mën na ñaari at ba mi ngi tàmbalee yàqu. courant demoon nañ bu ñu indi fi bu ñu indi fi ciment indi fi béton indi ñuy liggéey gas ba pare di ñu dem ñu ne ñu ngi dem indi poto yi ba léegi gisuñ ci kenn. ciment bi toog na fi ñaari at ba tax na ciment bi yëpp yàqu na. courant xam nga dëkk bi boo amoon tey courant doo gis jigéen ñi di wol boo amoon tey courant bu ñu amoon tey courant case santé bi ku fi war a am doom du ñu jël ay torse di ko nit
woote mu jàll lu fi jafe la ñuy sàkk ñu sampal leen ab antenne jafe-jafe wér-gu-yaram waxi nopp. fii amuñu réseau balaa ngay am réseau il faut nga yéeg ci kaw garab wala nga jël sa téléphone wekk ko ci bâtiment wala nga yéeg ci kaw bâtiment. jigéen ñi bu ñu waree mucc ñu war a dem Linguère wala Barkédji faw ñu jël saret jafe-jafe li biñ ci am kenn mënu la ko wax parce que boo dee nawet moom faw ñu toog parce que mënuñ dem fen yenn saa ñu mucc ci kaw yoon bi yenn saa ñu egg yenn saa sax ñu faatu ci wala doom bi faatu ci loolu jafe-jafe bu ko gën a amut ku fi faluwaat boo fekkee ne falu nga ba pare danaa la wax suma soxla boo ci taxawee baax na boo taxul ba beneen yoon boo buggaatee duma la wooteel. chef de village bi di sàkku ci ñi war a teewal Jolof ca pencum ndaw réew ma ñu eggee seeni jafe-jafe kilifa yi ngir ñu saafara ko. xam ngeen ni journal bu campagne bi nag bokk na ci Campanet Mamadou Ndiaye bale liñ ci àndal saa su ne Mamadou Ndiaye nuyu naa la. maa ngi lay fay Sara Cissé. di nuyu téléspectateurs yeeg internautes yi ñuy suivre. dafa mel ni tey sunu dëkk boobu di Kaolack nga ñu yóbbu de Mamadou. waaw fa laa leen di yóbbu grâce à internet yi ak internautes yi nga xamante ni suñu hashtag bi di sunu législative 2022 boole ci sunu législative 2022 TFM moom ñi nga xamante ni vidéo yu am solo dañuy partagé rawatina lii ñu jëlee ca Kaolack. ak ndajeek candidat wala candidate bu Benno Bokk Yaakaar ak ki nga xamante ni aussi mooy Théodore Monté bu Aar Sénégal Adji Mergane Kanouté ak kii di Théodore Monté ñoom ñaar ñu dajee ñaari candidat yi nga xamante ni aussi ku ci nekk ngi am taxawaay bu am solo ñoom ñaar ñu dajee mais caravane bu ni mel ñu gis ko fële ca Kaolack mais gisuñu ci violence surtout ñoo xamante ni ay militants wu non violence la ñu déglu leen vidéo bi. Depuis Macky 2012. Lañ commencé avant Benno Siggil Sénégal. Benno Siggil Sénégal ba Macky 2012. moo nekk leen Macky la. voilà image yu ni mel internet yu bari di ko rafetlu ndaxte lii la ñuy bëgg a gis ci campagne bi du rek xeex yeeg violence yi nga xamante ne saa su ne dañ koy partagé ci réseaux sociaux yi bu ñu ci jógee Kaolack ñu dem fële ca Ndar Mansour Faye mi nga xamante ni aussi nekk maire dëkk ba waaye tamit di jàppal tànk ñii di waa Benno Bokk Yaakaar am na ab déclaration boo xamante ni diggante démb ak tey internet yaa ngi ci moom taxawaayam ci ndaw ñi mais surtout aussi ni ñuy jëfandikoo réseaux sociaux yi ñu dégtal leen ko. Amady doon na ko wax lu am solo parce que xale yi dañ leen di nax à travers les réseaux sociaux dañ leen di nax à travers WhatsApp dañ leen di nax à travers TikTok ñett loolu lu mat a bàyyi xel la parce que xëy na maanaam seen professeur yi ngeen amee ñoo leen doon sol lu kenn xamul seen i bopp professeur yooyu ñoo incité xale yi pour ñu dem inscrire jël seen ay carte loolu nag bu ko parents yi nangu parce que dañu bëgg sànq réew. voilà Mansour Faye nekk maire Saint-Louis kàddoom yooyu nag internet yi raté wuñu ko ndaxte gis nañ ni ñoom beneen xalaat la ñu am ci jumtukaayu xarala yi rawatina réseaux sociaux yi ñoom duñ ne professeurs yeeg ñi nga xamante ne ay borom xam-xam lañ dañuy endoctriner ndaw ñi grâce ak réseaux sociaux yi loolu nag fi mu ne nii diggante démb ak tey moom la ñuy partagé ci réseaux sociaux yi bu ñu ci jógee ñu jeexale ak ambiance bi nga xamante ni aussi nen ne Fatoumata Tall bu fële ca Géejawaay nekk tamit ci jàppal tànk ñii di waa Benno Bokk Yaakaar ambiance bu am solo la meeting bi mun a amal fee ca Géejawaay lii tamit note la ci yoo xamante ni saa su ne depuis ba campagne bi ubbee ba léegi yu ni mel dañ koy partagé ci réseaux sociaux yi. voilà mu nekkoon Néné Fatoumata Tall nekk ministre de la jeunesse ambiance bu am solo la ci période campagne bi Sara nii li ñu nar a tënkee li nga xamante ni mooy Campanet bi jox la dig daje ak téléspectateurs yi internet yi ba suba incha allah.
ba suba incha allah Mamadou Ndiaye Bale di ko jaajëfal laata ñuy tàggoo ñu jottali leen li nga xamante ne mooy agenda campagne bi suba alxames ñaar fukki fan ak benn ci weeru Juillet Aar Sénégal moom Saint-Louis Géoul Paal ak Louga lay amal tournéem boo ko gis-gis dem fële ca xolu Saloum ca Kaolack les serviteurs MPR ñoom dañuy daal di fas yéene am caravane Tambacounda Kédougou Koumpentoum coalition Natangué desandi Dakar coalition buntu bi def tournée dans la banlieue wàllu daal di dal fële ca Tamba ak Vélingara Yewwi li aju ci liste départementale bi daal di def ab tournée ci Fann Point E Gueule Tapée ak Fass ak Colobane Benno Bokk Yaakaar it fële ca Kaolack lay nekk mu ngoog kon nag fii la ñuy yem ak yéen ci seeni xibaaru campagne di leen jox dig daje suba alxames incha allah bu ñu fi jógee su kanam tuuti Pape Ngagne Ndiaye moo fiy teew ci émission Faram Facce muy dalal tey Cheikh Tidiane Dièye président de la conférence des leaders de Yewwi ñu leen di ñaanal guddeeg jàmm.